jërë ngeen jëf avant ñoo commencé ñoo ngi leen di remercier ci seen participation dans l'effort général ci sécurisation parce que aujourd'hui il est utopique maanaam munte ne nga sécuriser dëkk bi sans waa dëkk bi seen bopp ñu jàpp ci te tey lu ñu ciy jàppee mooy ku nekk ci lu muy yëngu mu def ci ay jéego li nga xamante ne day yombalal leen di liggéey bi. man maa ngi tudd Ali Kandé commissaire de police ingénieur dañuy wax ingénieur de conception de l'école polytechnique de Dakar. mission cybersécurité soo déggee cybersécurité sa xel ci lu muy njëkk dem mooy ci xarale yu bees yi donc loolu may nañu benn opportunité bu baax benn opportunité ci sunuy ni ñuy jëflante waaye nag defkatu ñaawteef yi il faut ñu xam ne ñoom tamit tout le temps dañuy adapté wu soo xoolee ñaawteef yi ñu doon def ci dans la vie courante yëpp mooy li ñu tuddee les infractions classiques mooy ay vol abus de confiance escroquerie recel harcèlement maanaam lépp lu jëm ci infraction yooyu noonu tey ñu tudd leen sunu code pénal tey infraction yooyu mun nga ci yokk juste cyber harcèlement cyber après nga tudd infraction bi comme que dañ doon doogee door ndax boobu autorité police yi gis nañ ne tibb ñaawteef yooyu noonu donte bëri wuñu woon yenn bëri yi ci jamono jooju noonu mais fu ñu jéem ak ñoom maanaam du lu neex moo taxoon ñu préparé benn brigade bi dem màgg ba boobu mu ngi woon dépendre ci DIC division des investigations criminelles mu màgg ba tey ñu génnee ko foofu defal ko ay bànqaasu boppam jox ko ay moyens boppam pour mu continuer di liggéey pour mu continuer di aar population bi ci lépp lu jëm ci wàllum xarale yu bees yi. infraction boo gis bu ñu commettre ci via c'est-à-dire xarale yu bees yi ñoo ko yombal wala ci ñoom la ñu jaar pour def ñaawteef bi tey loolu mooy suñu liggéey pour ñu jéem a liggéey. tey cyber mooy xam nga tey frontière am na mais internet xamul frontière internet tey nit mun na toog à Paris nit mun na toog fu ko neex def ay affaire ci beneen dëkk ce qui fait que maanaam lu am solo la ñu am lëkkaloo ak yeneen police yi àddina bi ak yeneen partenaires internationaux yuy yëngatu ci ñun li ñuy yëngu pour mun a def suñu liggéey correctement. am na benn dossier temps yii passé bu fi ñëwoon dossier bi Mongolie la jógee Mongolie la waa ji porté plainte mu ñëw fii nii ci Interpol ñu ñëw jàppi waa ji parcelle ñooñu ñu def ba saisir ñun tamit noonu la ñuy def ba saisir ñeneen ñu nekk ci yeneen dëkk yi ci ay convention ak kii nii partenariat yi nga xamante ne c'est prévu entre nous. fii nii mooy sama secrétariat ñi may liggéeyandool ñoo fi nekk ñoom ñu may jàppale ci liggéey bi ndax liggéey bi dafa laajte maanaam processus ku nekk am na lu mu war a def pour liggéey bi dox léegi tey nit su ñëwee porter ci plainte mooy li ma leen doon wax sànq am na ñoo xamante ne ñu ñëw porter plainte waaye mënuñu bindal seen bopp plainte wala nu ñu ko bëgg a bindee ak nu ñu ko bëgg a waxee mënuñu ko wax ci tubaab léegi ñoom ñoo lay orienté soit ñoom ñu bindal la plainte bi wala ñu boole la fii nii ak ñi nga xamante ne mun nañ la bindal plainte bi nga andi plainte bi déposé léegi soo déposé plainte bi ñoom ñoo may andil aussi plainte bi ci biir tout ce qui est courrier aussi ci ñoom lay jaar su ma andilee plainte bi man tamit damay def travail de tri mooy li ma doon wax am na ay plainte yu bëri yu ñuy adressé plainte yi donte nit ki jàpp na ne tooñ nañ ko wala am na lu ñu ko def waaye loolu du sunu compétence ay diw lebaloon naa ko tel boobu ba léegi maa ngi koy naan fay mam mu joxoon ma lii fayoo bu ma lële donc yooyu noonu généralement duñ ko traité mais duñ la ne demal rek duñ ko traité ñoom ñoo lay réorienté ñoom ñoo lay ne demal service tel moom moo gën a xarañ moom moo gën a jekku en tout cas pour def liggéey bi. fii nii mu ngi bokk ci bureau d'enquête kii nii affaire réservée ay cadre police ñoo fi nekk ñoom soo gisee ñu jege nii sama bureau mooy sànq li ma doon wax am na ay dossiers yi nga xamante ne vraiment mënuñu xaar parce que soo xaaree tuuti rek peut-être ñaawteef bi dina xew te après doo ci mën dara lu mel ni nit menacé la damay publier say vidéos des vidéos nues par exemple des vidéos intimes lan ngay def toog xaar soo toogee xaar lan demee waa ji publier ko
yow ñun suñ demee jàpp leen sax jàpp kii def ñaawteef bi on n'est pas satisfait parce que tout simplement ñaawteef bi xew na ba pare peut-être que le mooy plaignant bi le citoyen li ko fi andi woon defuñu ko parce que li mu bëggoon mooy affaire suturaam bañ a xaawee. waaw fii nii mooy suñu salle formation mooy formation bi ma leen doon wax sànq ndax fii nii soo jàppee ne xam nga rek soo toogee 1 mois mooy xamatoo ndax technologie moo tollu foofu day avancer très rapidement donc fii nii salle bi équipé wuñ ko pour dara lu dul ñuy tàggat mooy ñi fi nekk di fi liggéey à commencer par moi-même ñun ñëpp fii la ñuy tàggatoo di def fii aussi dañ koy utiliser comme salle de crise maanaam tey su amee dara lu xaw a yëngal lu xaw a garaaw lu xew fii la ñuy daje ñun parce que xel du doy damay dajale waa service bi fii nii ñu waxtaan lii ak lii lañ ci war a def lii ak lii donc te ordinateur yi nii ngeen gis am nañ équipement yu ci war pour ñu mën a def liggéey bi. Bienvenue au bâtiment d'enquête de la cybersécurité. Fii nii maanaam boo ñëwee déposer plainte fële ci direction mooy fi ñu jógee plainte yi fii lañ koy envoyé léegi plainte yi suñ ko dajalee envoyé ko fii dañ koy jox mooy kilifaw bâtiment bi fii nii suñ ko joxee moom tamit su xoolee plainte yi dina xam plainte bi diw lañ ko war a jox enquêteur diw plainte bi nii diw lañ ko war a jox selon ñoom ku nekk ak li nga gën a xarañ li nga gën a sawar a def. am na ñoo xamante ne plainte su concerne ay banque maanaam dañoo pirater sama compte retirer de l'argent nangam sangam am na ci ñi nga xamante ne sawar nañ ci torop am na ñi nga xamante ne ñoo gën a nekk à l'aise ci ay affaire de Orange Money yooyu noonu ku nekk daal ak ci lu mu gën a sawar moom moo xam ñi fi nekk moom la ñuy jox plainte yi pour voilà. fii nii mooy bureau d'enquête yi ma leen doon wax bureau bu nekk am na lu mu ndaw ñetti enquêteur ñi nga xamante ne ñoom ñooy maintenant recevoir plaignants yi ñoom ñooy def enquête yi waaye ci seen ndigalu kilifa lépp lu ñuy def dañuy waxtaan ak seen kilifa est-ce que lii war naa ko def est-ce que lii nii war naa ko ci kii léegi kilifa gi aussi daf may remonter laaj ma est-ce que lii nii ak lii nii loo ci xalaat ñu waxtaan ci ba ma wax leen lan la ñu war a def exactement ci dossier donc loolu dañuy liggéey fii nii ñoom daal ñoom ñooy dóor waar ñooy déglu nit ñi directement waaw ñoom ñooy déglu nit ñi baan fi ñu nekk nii mooy cyberpatrouille bu ñu doon wax unité de cyberpatrouille bi fii mooy benn partie ci seen locaux yi seen njiit fii mooy bureau ak nit yu ko gën a jege ñu koy jàppale ci liggéey bi. internet bi cyberespace mënuñu ko bàyyee délinquant yi mënuñu ko bàyyee defkatu ñaawteef yi moo tax sunu hiérarchie dafa teel a gis loolu ak autorités yi dañoo teel a gis loolu. moo tax ñu créer service bi ñu créer service bi tamit ñu gën ñoo xelal nañu créer benn unité cyberpatrouille bi nga xamante ne liggéeyam mooy dem ci internet xool ay defkatu ñaawteef nag soo ko déggee mooy bu ci gën a ndaw ba bu ci gën a rëy des affaires d'insulte à des affaires de terrorisme ñenn ñi ay maanaam du français lañ jàng dañu recruter spécialement parce que ñenn ñi ay arabisants lañ ñenn ñi ñu recruter fii nii anglais rek lañ jàng parce que le caractère international de notre travail dafa laajte niveau ba pare dafa laajte ñu am xam-xam yu wuute ñu pour ñu mën a def liggéey bi ndax tey mën nañ dem ba dugg benn page en arabe mënuma kaa lire mënuma xam lu ñu ci wax léegi lu ñuy def mooy jox ki nga xamante ne xam-xamam ci wàllum arabe la màcc mu wax ñu exactement lan moo ci nekk ci wàllum anglais kazalika la même chose donc noonu la fi liggéey bi di demee. mooy internet tey kenn mënu ko bàyyi suñu mënoon maanaam si c'était pas aujourd'hui indispensable maanaam su doon lu mënul ñàkk la dinañ ne population yi arrêté leen ko mais tey internet ak réseaux sociaux yi lu mënta ñàkk la tey am na ñoo xamante ne seen liggéey yëpp Facebook la ñu koy defee tey am na ñoo xamante ne ay dans le domaine du journalisme seen site internet la ñu yoratuñ saa journaux papier. am ñi nga xamante ne maanaam seen internet bi ci WhatsApp bi ci la ñuy defee seen business di ci waxtaan ak seen partenaire au niveau international donc du li nga xamante ne mun nañ ne population bi bàyyi leen ko waaye nag loo gis ni nga koy jëfandikoo mooy poser problème xam nga ndox mi gën a baax ci nit sax ndox soo ko jëloon di am na noo koy jëfandikoo ci sa yaram mu jural la loraange donc loolu lañ mën a wax internet bi maanaam lépp li nga xamante ne doo ko nangu
dans la vie courante bu ko nangu ci internet bi. sànq yaa ngi ma doon laaj mbirum ñi nga xamante dañ leen di arnaqué dañ leen di arnaqué tey ku mooy li may exemple may joxe très souvent ku ñëw tey fëgg sa porte ne la Ndoye Bane tey gagné nga 1 million 500 dama laa bëgg andil oto ak yeneen ne la nag waaye dugal sa biir kër andil ma 500000 loolu mooy tax ma mun laa jox 1 million yi waaw mais sa xel war naa ñaaw xam nga ne loolu doo ko nangu dans la vie courante ci internet bi ki nga xamante ne xamoo ko xamul war nga kaa mën a bañ sa xel war na ci ñaaw dama lay may xaalis ba pare nee la waaye mais foog nga jox ma lu tax jëlul ci lu mu la war a na waaw lu tax bu jëlul ci lu mu la nar a may pour régler problème bi. yaakaar moo doy waar te nit da nga war a def tout pour ñëpp bañ a xam sa bëgg-bëgg kii nii maanaam nit su xamee li lay maanaam li nit ñi di wax li lay daaneel rek kooku am na la tey maanaam soo nekkee ci net bi gis mbirum préinscription xamoo nu mu préinscription xamoo waaji xamu la nga dugg commencé waxtaan ak moom salaamaaleykum waaleykum salaam nga envoyé ko xaalis xam nga loolu aussi mën nañ ko comprendre parce que jeunes yi dañoo bëgg peut-être réussir wala yu demee noonu mais quand même lu doy waar la loolu tey waxtaan ak ñoom rek mooy andi solution parce que loolu mënoo topp seen ginnaaw di naan ni leen donc waxtaan ak ñoom. voilà tey voilà yooyu yëpp dañ ko fiy dégg te dañuy am ay plainte beneen affaire bi nga doon wax ay numéro international numéro yu ci gën a bëri yu ñu lay wax international la numéro yi ñoo ngi Sénégal fii nii parce que tey technologie àgg na fi nga xamante ne tey mun nga on peut virtualiser même son téléphone maanaam téléphone bi nga yor du téléphone boobu noonu téléphone virtuel am na ay téléphone virtuel tey am na ay site sur internet yi nga xamante ne soo fa duggee jënd fa numéro téléphone donc yooyu yëpp yu mën a nekk la mais ce qu'il faut comprendre aussi c'est que numéro téléphone yi su dee WhatsApp la par exemple le numéro n'est pas lié au réseau sénégalais numéro bi lu muy servir rek mooy pour nga ubbi compte bi da koy identifier c'est-à-dire tey mun nga utiliser un numéro allemand nga jël ko dugal ko sa téléphone mu kii la dañuy envoyer SMS ñoom ci ouverture bi rek dañuy envoyer SMS pour xool est-ce que numéro bi am na ci téléphone bi mu nekk soo ci paree numéro boobu mun nga ko dindi sànni ko te loolu dafay jafel torop suñu liggéey donc am na ci yu xaw a mel noonu li ñu mun nekk mooy sensibiliser les populations ci beneen fànn bi ma bëggoon ñëw mooy arnaque yu ñu doon wax am na ñi nga xamante ne nit xamoo ko xamu la ngeen tase internet mu ne la dama laa nopp mu def loolu ay affaires yi nga xamante ne rus nga kaa wax sa waa famille du phénomène bi nga xamante ne mun nga ko classer selon les sexes wala mun nga classer selon le statut social vraiment phénomène la bi nga xamante ne phénomène transversal la te loolu tey li ko waral mooy technologie am na tey ci ñi nga xamante ne ci ñun jàng nañu mais bi ñuy jàng technologie presque xewul ce qui fait que jàng nañu kii ni mais ay analphabètes lañu dans le domaine technologie dañuy yomb nax te ñooñu la affaire bi di gën a di faral di dal man tey li ma leen di conseil mooy nit dara bu mu la jaral nga filmé wu ci anam bi nga xamante ne buggoo ñu gis la ci lépp loo bëggul adduna yëpp gis ko bu ko def sa téléphone loolu mooy conseil bi parce que tout simplement xam nga lu garaaw ci wàllum technologie tey man su ma demoon Sandaga ma simmee ko foofu noonu lii xew mooy yow mii ma gis yaay dem wax kële mën nga dem wax Lier naa Diallo tey de gis naa foofu noonu sa kilifa gi dafa simmee ko woon Lier naa Diallo ñëw toog fii nii ne non loolu mënul nekk dëgg du dëgg maanaam loolu am na benn genre mun nañ ko maanaam wax ju mën a fay la voilà nit bu continuer di koy wax dañuy naan sa noonu la donc wax ji mën na fay mais sur internet soo demee filmé wu la gravité c'est que ça va rester même après ta mort te jeunes yi ma koy gën a conseillé demee soo bëggee accéder ci yenn affaires yi am na ñi nga xamante ne tey de recrutement lu ñu njëkk xool mooy lu ñuy wax ingénierie sociale xool yow lan moo la intéressé lu ñu njëkk xool mooy dugg ci tey nit boo nee diw laa tudd lu muy presque lu muy njëkk def mooy dugal sa tour internet xool yaay kan loolu ça arrive de plus en plus souvent donc tey su dee say vidéo ñoo ngi foofu noonu di circuler daanaka sa àdduna dina jafe trop pour nga occuper yenn poste yi parce que say ku réussir di nga am ay noonu te noonu yooyu ñooy dem sulli demee vidéo yooyu noonu pour ne voilà waa ji mu ngi nii waa ji lii la woon donc yooyu vraiment il faut que yéen tamit ngeen jàppale ñu ci parce que yéen journalistes yi yéen ci war a mën a organiser ay plateau di ciy wax ndax
ñun les forces de défense et de sécurité wax c'est pas trop notre du trop lu ñu cosaanoo du ma ne du suñu rôle mais du trop lu ñu cosaanoo nekkuñ trop à l'aise ci suñu toogee di wax yenn yi mais journalistes yi tey loolu bokk na ci seen liggéey mooy sensibiliser yee population bi te yee population mooy wax leen exactement li am. tey am na ñi nga xamante ne maanaam dañoo foog ne soo nekkee sa ginnaaw ordinateur lu la neex wax lu la neex def am na nit ñi nga xamante ne dañuy tëju seen chambre foog nañ nu ñu tëjoo chambre bi su nekkee internet noonu la ñu invisible alors que soo duggee internet rek jàppal ne yaa ngi Sandaga. jàppal ne yaa ngi Sandaga maanaam ni ngay toogee di saaga nit internet di saaga nit Sandaga noonu soo nekkee si chambre di saaga nit ci internet bi peut-être ça boobu mooy ëpp ampleur am na yi nga xamante ne soo ko defee ci internet bi dañ lay jàpp. loolu je pense que sunu dossier yu fi kii ni maanaam wane nañ ko ci ay yoon te tey pour juste wax la maanaam sunu liggéey nu muy kiiwee tey année 2019 bokk na ci année bu gënoon maanaam bi division bi ni gënoon liggéey bu am solo 2019 année 2019 210 personnes lañu defeere woon mais année bii nii on a déféré plus de 350 personnes année bii nii on a déféré plus de 300 personnes mooy 2020 bi waaw 2020 waaw bëri nañ ci torop parce que mooy li ma la wax internet toppatoowul diw la wala diw te am na ñi nga xamante ne tey bañ a tudd ay réew mooy li nga wax comme dañoo nekk télé mais am na réew yi nga xamante ne seen jeunes yi ci loolu la ñuy liggéey. loolu dañuy ñaan aussi population bi police ku la ne police kese mën na sécuriser da lay nax police maanaam mënul moom kese def liggéey bi parce que liggéey sécurité dafa yaatu doy waar tellement que il faut population bi ngay sécuriser ñu participer ci ça ne veut pas dire que suñu gisee ay bandi dem songu leen xeex ak ñoom mais suñu gisee nit defkatu ñaawteef ñu woo police nekk ñun de gis nañ defkatu ñaawteef atel soo xamee ne ñii ay defkatu ñaawteef lañ nga bañ a lëkkaloo ak ñoom ba dara di la ciy fekk parce que enquête am na nu muy demee soo doon interagir tey ñooñu ngay wax par exemple ñëw loué ci sa kër xam nga ñoom lu ñuy def xam nga ñoom lu ñuy def am na nu muy demee sax complicité dugg parce que yoo xam nga ne xaalis bi ñu lay jox du xaalis bu lew waaw te loolu aussi ci sunuy données gis nañ ne maanaam de plus en plus benn nit mooy ñëw fii nii loué installé wu ba pare day woo ay kiyam ay jeunes yi nga xamante ne ñoom lay liggéeyal ñu loué ñoom ñëpp day fekk ci benn appartement moo tax ñun suñu liggéey fii nii benn maanaam c'est rare ñu jàpp ñaari nit ñetti nit c'est très rare mooy suñuy opération ay dizaines rek la ñuy jàpp voilà ay dizaines rek la ñuy jàpp. division bi c'est une division qui a une compétence nationale soo déggee compétence nationale mooy division bi tey ci réew mi maanaam jox nañ ko autorisation mu liggéey fépp ci réew mi ñoo ngi ci ay waxtaan pour jéem a xool nan la ñuy sampee ci région yooyu noonu ay antenne de police judiciaire pour ñi nga xamante ne dig la ñuy liggéeyee wala dig am foofu noonu ay nitam ñun tamit ñu am foofu suñuy nit parce que ñoom dañuy soxla ñun tamit dañ leen di soxla mooy par exemple ci affaire yu bëri commissariat yi mun nañu am dossier mais partie technique bi ils ne sont pas outillés maanaam yoruñu xarale yu war a tax pour ñu def liggéey bi donc yenn saa yi dañuy jël dossier bi dañuy jël machine yi ci région yi envoyé ñu ko fii nii yenn saa yi day xaw a jafel procédure bi parce que dañoo am ay délais yu ñu war a respecter délai garde à vue benn yoon rek nga mën a renouveler soo renouveler benn yoon c'est fini quoi donc loolu day compliquer tuuti kii bi. maa ngi souhaiter une très bonne fête d'indépendance à l'ensemble du peuple sénégalais peuple boobu nga xam ne ñoom la ñuy liggéeyal ñoom ñoo ñuy fay donc tout le temps mooy li ma wax sànq collaboration bi tout le temps bu ñu di ragal ñëw police ndax police ñoom la fi nekkal donc ñooñu laay njëkk a souhaiter une très très bonne fête d'indépendance et souhaiter une très bonne fête d'indépendance à mes hommes malgré des quand même des difficultés d'ordre opérationnel ou truc on parvient quand même à tenir le flambeau à progresser soo xoolee suñuy résultat maa ngi la doon wax 2019 on avait que 1200 environ plaintes en 2019 en 2020 nous avons 1890 plaintes 2020 donc ce qui montre que tey population bi ñoom ñu gën a wóolu te ñoom seen liggéey moo ko waral
donc maa ngi leen di souhaiter une très bonne fête d'indépendance et di koy souhaiter à l'ensemble du peuple sénégalais. Voilà, et à la TFM je vous remercie pour ces efforts que vous faites.